Abdoul Aziz Diop bokk ci comité de veille et d'alerte bu quartier Mbour 3 Amitié. C'est un comité de veille et d'alerte mais apolitique maanaam amul benn coloration li ñu tax a jóg rek mooy mbiru askan wi problème yi nga xam ne dañ ko soulever ñun comme Mbour 3 yàlla dafa def ay responsable yu bari ñoo fi dëkk à tous les niveaux démarche bi ñu andi abordé toujours mooy une démarche très responsable. Depuis 2010 ñi ngi souffrir ci problème mu ndox problème mu insécurité mais toujours dañuy dem ci autorités yi te du ñu dem loxoy neen. ñëpp xam nañu Mbour 3 sanc yu bees la te ñu bari dañu yaakaar ni fii ñu fi dëkk ñëpp dañu mën seen bopp ba nga xam ni tey dañu sonal surtout lisière bi ñu am ak Mbour 4 ak forêt classée bi ñu baree bari dañuy sàcc guddi bi rëcc rek dugg ci àll bi dem. problème insécurité bi nag li ko gën a indi mooy dafa lëndëm quartier bi ndax Promoville tali bii nga xam ni tey yéen couvrir nga war ngi mat ñeenti at ci ginnaaw ñu yàgg cee dox état jëloon ñaari axe Thiès muy R100 ak Mbour 3 waaye 2017 la ñu tàmbali liggéey bi dem na di sooxe indi fi dégâts yu kenn xamul sa Promoville fu mu liggéey dafay ànd paquet de service li ñu naan dafa am assainissement am éclairage public waaye ñun bi ñu jaaxal mooy bii projet bi dem na ñeenti at demul ñu tàmbaliwaat ko loolu ñu doon wax paquet de service muy éclairage public amuñu ko amuñu assainissement donc ñu am ñaari jafe-jafe yoo xam dañ ko boole jafe-jafe ndox mi maintenant ñàkk ndox bi moom dinañ ci ñëwaat waaye ndox mi di ñëw nag léegi di stagné ci yoon bi ñu jàpp ni lampadaire solaire yi nga xam ni doon nañ ko def ci dëkk bi ñun amoon yaayoon na Mbour 3 am ci waaye boobu autorités yi fi nekkoon dañu ni fépp Promoville def tali moom fay def lampe bi ñu dajeeg waa Promoville ñooy ñoom loolu mënatuñu ko jël en charge moo tax foofu aussi dañuy interpellé waat rek parce que l'ancien maire Talla Sylla mën na ci yéene parce que pour fàttali ni comité bi li tax ñu def apolitique koñ bi ñu dëkk l'ancien maire fii la dëkkoon Yankoba Diatara di sunu frère wis mook Abdoulaye ñoo dend ci comité bi la bokk Abdou Mbow fii la dëkk comme tant d'autres mais ñun dañu bañ benn coloration politique dañu jàpp ni daal mbiru askan bi la léegi ci wàllu éclairage boobu moo tax ñu jàpp ni tali bi nga xam ne def nañ ko di rafetlu tamit tali bi ndax tali bi macha allah désenclavé na koñ bi waaye amul éclairage public moo tax ñu ngi doon ñaan le maire de la ville ak les maires des communes ci lampadaire solaire yi nga xam ni xëy na état baa ngi koy séddale ñu mën a bàyyi xel axe bii ndax guddul 1 kilomètre 800 la parce que moom moo war a jëm ba génn ji Ila Touba bi ba jëm forêt classée bi beneen bi mooy poste de police ndax dañu gis ni poste bi fi gën a jege mooy Parcelles Assainies Mbour 3 agression yi bari na sàcc yi bari na am na ñu fi yar ay jur ñu ngi dugg ci kër yi mais amul benn poste de police am na nag terrain boo xam ni dañ ko joxoon ñaari quartiers yi Mbour 3 ak sud route de Dakar 2 loolu tam ñi ngi ñaan autorités yi pour ñu defal ñu fa benn poste de police population yi ànd di leen gunge ci sécurité bi beneen bi mooy wàllu ndox fii moom dañu mës a dund paradoxe boobu Mbour 3 château d'eau bi ñu ko inauguré l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne ci la leen fekk veillu référendum 2016 ñu amoon yaakaar lool ndax château d'eau bi nekk château d'eau yi gën a mag ci dëkk bi waaye li ñu jaaxal château d'eau ba bi mu koy ba léegi jariñul waa Mbour 3 fii bala ngay am ndox 2 heures du matin jëm 4 heures c'est léeg-léeg mu toog ay semaine bi yëpp amuñu ndox donc amuñu ndox en quantité amuñu ndox en qualité beneen bi mooy charrette ndox yi nga xam ni wala ñi nga xam ni yaa ngi jënd ay baril ay 1000 francs wala 700 souvent du nekk eau potable surtout jigéen ñi ñooy dund jafe-jafe boobu. am na beneen mbir boo xam ni tamit bu soxal Mbour 3 la ndax quartier bi dafa nekk quartier bu spécial ci Thiès ndax li ñu naan le vivre ensemble soo bëggee dégg vivre ensemble bi ñuy wax ci Sénégal fi nga ko mën dundee Mbour 3 église bi mook jumaa ji ñoo jàkkaarloo comité bi ñun jullit yeeg chrétiens yeeg yëpp ñoo ko bokk ñooy àndandoo di yëkkateendoo mu nekk dundoon bu rafet moo tax ñu jàpp ni tey Thiès dëkk bi de li ñu naan assiette foncière bi jeex na daanaka comme ñu ngi waaj a déclasser forêt bi ñu ni ku xalaat R+1 +2 +3 ay kër yu dëkkuwaay ci àdduna war nga xalaat R-1 bi muy Bambey sa jàpp nañu tey cimetière chrétien yi ya nekk jaxaaw fees na dell mënuñu wax nag ñoom mais dañuy tegale li ko Tony waxe dañuy tegale léegi néew ci kabo cimetière kër maam Alaaji fees na Mbambara presque fees na kër Madoo ki gis nga ni mu ci fa ca la jëm donte la ñu ngi def extension ñoom ñu jàpp ni ñuy recommander di ko ñaan autorités yi suñu déclassé forêt classée bi nañ ci bàyyi 10 hectares
du pour Mbour 3 kese mais pour waa Thiès am ci ñaari cimetière bërëbu surtout suñuy néew yu catholique ak yu jullit yu taxaloo nga xam ni tey ku doon denc kër Maam Alaaji su feesee wala Mbambara wala faneen di nga mën a ñëw fii ci Mbour 3 loolu ñu ngi koy ñaan. ci wàllu école tamit quartier bi li mu toll yëpp benn école élémentaire moo fi am ñu doon ñaan ñu am beneen CM bu diggu doomu am lycée aussi waaw boo xam ni dina nekk parce que gis nañu Thiès maillage bi am na solo trop l'ancien proviseur Medina Fall mi ngi nii teew gis nañu R100 lycée Amadou Ndak Seck gis nañu lycée Fayou gis lycée Malick Sy donc côté bii rek moo des pour Thiès ak lycée technique aussi gis nañ ko côté fële Thiali donc fii su amee lycée dina desservir Sofraco Mbour 3 route de Dakar de Thiès noonu ba ci forêt classée bi Mbour 4 boobu ñuy séntu loolu aussi ñu ngi koy ñaan. beneen bi ñu ngi wax tamit ñu am conseil de quartier ndax loolu texte yi sax ñoo ko waxoon mais jëmmalaguñ ko conseil bi dafay rataxal waxtaan bi dina tax jafe-jafe bu war a am suñ ko waxtaanee déggoo ci dinañ mën a trouver ay solution loolu tamit ñu ngi koy ñaan autorités yi ñu mettre ko en place ak benn maison communautaire boo xam ni waa quartier bi nañ fa mën di daje di pencoo laaj aussi ay aire de jeu pour xale yi yooyu yëpp wax nañ ko donc yaakaar naa daal point yi nga xam ni wax nañ ko mooy point yooyu. ñun nag suñu jafe-jafe dafa mel ni la répétition est pédagogique te ñii wax nañ ko ku mel ne Abdou Aziz Diop ak Babacar Sall Tony wax na ko mooy problème mu ndox éclairage duma ci wax parce que wax nañ ci mais problème mu ndox léegi lañ doon root fii ci bërigo fii nii ci buntu kër Ndey Ndoy te mënatuñu gàddu bërigo yi di yenn di daw ak moom suñu robinet yi amuñu ndox ñun dañuy toog guddi toog sama robinet di suñu robinet day gàtt ba ci wetu compteur yi lay nekk mais dangay toog ba fanaan ba bët set teg paan boo xëyee du fees ngay daw di wuti ndox démb fajar teel lañ jënd saretu ndox bërigo 1000 francs ma jënd ci ñetti saret mu ñëw fii ñetti bërigo mu ñëw taxaw te sama dëkkandoo yëpp li ma dal moo leen dal ñëpp a jënd buñ ñu ci mënee dimbali nag problème mu ndox mi surtout ñun jigéen ñi parce que góor ñi nag kenn du leen yen ndox mi mën nañoo génne seen poche nag mais ñun ñooy jëli ndox mi te amatuñu kàttan di yenn ndox di daw di dem ak ñëw ñu bëgg nag ku ñu mën a dimbale ci ndox mi nga dimbale ñu ci ak li fii wax nag ci éclairage public parce que fii suñ koñ bi lëndëm na man mi ubbi nañ fi sama oto sàcc ko ñu topp ko dañ koo topp ba këram jàpp nañ ko ba dem tribunal receleur bi ñu jaay batterie bi yëpp 100 ampères mu ngi ci koñ bi kon kooku war nañ ci bàyyi xel kon insécurité am na ci koñ bi samay xar dama leen a wàcc dem dénkaane ji leen sama kër papa ak ñeneen ñu bari insécurité bi mu ngi ci koñ bi Aziz Diop mi keroog bu dul woon ñun bagage am yëpp dina dem ñun ñoo fa taxawoon ñuy wax ne insécurité bi nañ ñu ci dimbali lamp yeeg fëkk yeeg yu bëree bëri mu ngi ci biir koñ bi ñu jàppale jigéen ñi marché bi métti na dañuy taxaw fii di am lu pour am lu ñu yóbbu dañuy am problème bu ñu demee marché tamit bu timis jotee boo jëlul taxi doo ñëw dangay taxaw te pour nga am lu la indi dana jafe trop kon ñuy ñaan ñu dimbale ñu